asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV jaa ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal ci seen fidélité ñu ñëwaat ci émission bi di ànd xeex coronavirus nga xam ne nag jamono ji dañu ko xaw a rek gën a wàññi ba fanweeri simili la ñuy def ngir waxtaane lii di coronavirus def situation bi ci réew mi. alors li ci jiitu rek moo di ni fële ca Matam am nañu seen cas bu njëkk kaala bu nga xam ni benn teefanke buy dem ak ñëw moom moo ko fa indi moom nag. ginnaaw bi mu jógee Dakar ñëw foofee ca Andalaay ca département bu Ranérou bi ñu ko defalee test yi yóbbu ko ca Touba la ñu gis ni amee na doomu jàngoro bi am na nag lu tolloog ay fanweeri nit yu nga xam ne amoon nañu contact ak moom ñoo ni tamit localiser nañu leen ba daal fi mu nekk ni kër docteur mi ngi leen di saytu mais ñi ngi dalal xel yi rek foofu di wax ni moom cas asymptomatique la maanaam cas la bu nga xamante ni yëgul dara ci yaramam dafa yor rek doomu jàngoro bi te yi tamit gëm nañu ni du lu nga xam ni wàllaate bi dina yaatu waaye rek ñu gën a fagaru gën a respecté li ñu kër docteur di sant jëm ci wàllu mesure barrières yi situation tey bi am nañu juróom-ñeent fukki cas ak ñeent ci bésub tey bi ci altine ji am na fukki cas communautaire dañuy ànd ak docteur Aloyse Waly Diouf directeur de cabinet bu ministre de la santé ci xayma bésub tey bi. ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukki test yi ñu def juróom-ñeent fukk ak ñeent ñoo ci positif maanaam juróom-ñett fukk ak ñeent cas contact fukki cas communautaire ñaar ci Pikine benn ci Rufisque benn ci Yoff benn ci Mermoz benn ci Mbao benn ci Parcelles Assainies benn ci Touba benn ci Médina ak benn ci Jaxaay juróom fukk ak juróom-ñaar ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak ñeenti cas ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan kon nag gis ngeen ko jàngoro ji ba léegi rek mi ngi fi wàllaate bi tamit mi ngi yokk ñi nga xam ne ñoo di cas communautaire yi également mi ngi jàllaañoo rawatina ci ndakaaru moom la ñuy wax ni mooy épicentre épidémie bi maanaam fii la gën a ëppee ñu ko yor tey boo xoolee lim bi lu mu takku li ci gën a ëpp ci biir Dakar la muy plus de 2000 cas donc nañu gën a góorgóorlu gën a respecter geste barrière yi li ñuy sant yomb na mooy nañuy takk suñuy masque nañuy raxas suñuy loxo nañuy garder distanciation sociale nañuy également fexe ba di éviter ndaje yi mais dëkk bi da ngay dox tu as l'impression que nit ñi dañu fàtte ni sax que coronavirus mi ngi ci dëkk bi ñu bëri duñu takk seen masque wala sax amaan nañ nañu koy takkee du baax kon nañu gën a farlu gën a góorgóorlu ci takku masque mi suba ci la élèves yi war a dem jàngi ji ci talaata bi ñoom itamit ñuy ñaan parents yi nga xam ni surtout élèves CM2 yi na seeni parents jàpp ci seen loxo ànd ak ñoom yóbbu leen école yi tamit protocole bi nga xam ne sanitaire bi nga xam ni santaane nañu ko nañu fexe ba lépp daje pour que njàng meeg njàngale mi mën a jaar yoon ay xale lañu am na lu bëri lu ñu comprendre gul parce que xale bu gëj a dem école nga ni ko bul fo wala bul jege sa morom dafay xaw a bizarre ci moom mais il faut ñu gën leen a ñaax gën a ànd ak ñoom gën leen a conscientiser gunge leen ba ñu dem école loolu moom mooy dëgg ñi nga xam ne ay mag la ñu nekk terminal wala ñu nekk troisième am nañu niveau de conscience bu nga xam ne war nañu xam li leen war nañu ko def ñoom tamit pour gën a aaru parce que am na réew mu ko defoon ubbi école ñu jékki-jékki mu am ay cas ci école bi dañu obligé tëj école ba te comme ni ma ko waxee woon musiba la ci réew ñu ne année blanche wala année invalide te loolu nag nañu ci gën a góorgóorlu gën a aar xale yi gën leen a gunge ba li des ci année bi jeex kon loolu la ñuy gën a ñaax parents d'élèves yi di wax ni rek nañu gën a gunge maîtres yi gën a gunge élèves yi ba njàng mi mucc ayib tey suñu invité mooy monsieur le maire de Ngexoox muy Pape Songo Diouf nga xam ni nit la ku nga xam ne la muy liggéey ca Ngexoox yaatu na nekk député maire nekk yi tamit ku nga xam ni ci wàllu social la muy def ca Ngexoox bëri na mais tey dañu ko invité
pour waxtaane lii di coronavirus ci goxam mu présenté nu d'abord Ngexoox parce que Ngexoox ku ko xam ni sele bu yoon la da nga fay taxaw dem Somone maa nga dem Saly nga taxaw fa jàll ba Mbour ak la topp ca ginnaaw Mbour mën nga fa taxawi tamit dal di xool nooy def ba dem Thiès donc dëkk la bu nga xam ni sele bu yoon la ñu bari dañu fay daje ñu jël kilifteefu dëkk bi nag teg ko ci loxo Pape Diouf monsieur le maire ñi ngi lay nuyu di la bàyyi nga présenté ñu sa commune ginnaaw boo nuyoontoo ak askan bi ba pare. donc ñu xaaraat tuuti ndax dafa mel ni son bi jàllul déggoo bi neexagul waaye li ma leen di wax rek moo di ni tey monsieur le maire de Ngexoox di député maire Pape Diouf moom la ñu am comme invité wax naa leen campement Ngexoox ku nekk xam na ni dëkk la bu nga xam ni sele bi yoon la sele bi yoon mooy dëkk bu nga xam ne daanaka boo fa taxawee dafa am dëkk yu bëri yooyu mën a jàll ci ñoom moo tax mu nekk dëkk bu nga xam ni la fay daje ci doomu aadama bëri na la fay yewoo ci doomu aadama bëri na ki ñu dénk kilifteef gi mooy Pape Diouf monsieur le maire maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ak askanu Ngexoox ak askanu Sénégal ba pare présenté ñu Ngexoox itamit. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw ba nu sante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Malick nga may ma rek ma joxe xibaar bu am solo ci salaatul tasbih nga xam ne moo waroon am ca campement Ngexoox boo ne salaatul tasbih mooy julli Alaaji Ibrahima Sakho mu muy def ak pèlerinage yu Popenguine bi nga xamante ne ni bés bii la waroon doon muy bésu ñaan bés yooyu nag mu waroon a xew ci diggante Ngexoox ak Popenguine nga xam ne salaatul tasbih mooy sens li ci Sénégal ni ko sunu baay Ibrahima Sakho daan waxe kon bu dee bés bi tey la ma ñëw ci télévision nga invité ma ci lu am solo lii te ñu toll ci waxtu ñaan toll ci waxtu dellu ci sunu borom subhanahu wa taala toll ci aussi ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ñu war a ñaan ndax mbas mi nga xamante ne moo dugg ci àddina bi gën a jóge fi te bés bii di bésu ñaan nit ñi def ko seeni kër yi loolu dinaa yëgal àddina yëpp ki nga xam ne mooy xalifa maam Alaaji mu Sakho di sëñ Habib Sakho def na si ñaan yu am solo tey ci bés bii macha allah waa Popenguine itam def nañ si ñaan bu am solo kon loolu laay jëkkee ci sama wax am na solo beneen bi ci topp dafa am ñetti ñi nga xamante ne ci Joal Fadiouth ndax Malick dama dul député Ngexoox rek yem ci mais damay député Sénégal doon député département de Mbour kon bu xew-xew bu tiis amee département de Mbour muy ñett yeeg ñoo xamante ne ni ñu ngi liggéey seen eau yàlla jël seen bakkan tey ci liggéeyal réew mi ndax bëgg Joal am ndox te ku tudd ndox tudd xeex corona bi parce que ku nekk yaa ngi wut ndox ak saabu raxasu ñooñu kat ñu ngi koy jaale seen mbokk di ko jaale itam waa Sen'Eau di ko jaale Sénégal yëpp Ngexoox neex naa présenté ndax boo xool mu ngi si juróom-ñaar fukki kilomètres muy 70 kilomètres ci Dakar ci Dakar nekk ci département de Mbour doon 3500 ba 4000 hectares yoo xamante ni mooy Ngexoox commune bi 96 lañ ko régi en commune mu doonoon canton Mbayar Nianing la commencé canton Mbayar Nianing nag ku ko wax da ngay naan jamonoy canton la en 1960 Ngexoox nekk arrondissement boot dëkk yu bare ba ci Diass ci la bokk ba mu doonee arrondissement en 1960 ñëw commune en 1996 ci décret 752 96 1996 mu doon commune ba mu doonee commune ci la commune littorale bi toxu Sindia doon arrondissement bi léegi Ngexoox ñu ngi dunde lan ñu ngi dunde mbay ay baykat fa dëkku séeréer la dëkku wolof la dëkku alpulaar la dëkku joolaa la race yëpp nga fa li waral noonu nag tur wi Ngexoox boo ko déggee mooy nëbbukaay bi ca séeréer ndax jamonoy buur ya dañ fa daan nëbb seeni cosaan seeni mbir
kon Ngexoox nekk na dëkk bu am histoire dégg ngeen fa ku mel ni maam Alaaji Musaaxo mu nga fa dégg ngeen ku mel ni Yaadikoon Njaay mu nga fa woon ak ñeneen ak ñeneen ci wàllu histoire ñu mën leen war a mën a lim ci Ngexoox ñoo xam ne nu def nañu lu rëy ci wàllu diine ak ci wàllu aada ak ci wàllu cosaan ci présentation Ngexoox ba tey nekk na dëkk boo xam ne fu mu toll nii ci boo ko xaymaa ci nombre habitants dem na ci 45 000 ba 50 000 waa 60 000 habitants ndax booy xool tey sunu mbokk Casamance ñu ngi leen di nuyu ñu nga fa dëkk sunu mbokk Haalpulaar yi ñu nga fa ak ñun sunu mbokk ñëpp nga fa kon Ngexoox dëkk la teraanga la dëkku dalal gan la kon 60 000 habitants fu mu nekk ci dëkk am naa yaakaar ne Malick dëkk ba tuutiwul ginnaaw dëkk ba tuutiwul nag moo tax ñun ñëpp danoo bokk ne bokk baay xam naa laajagoo ma ko sax pour xeex li nga xam ne mooy feebar bi mais ci présentation Ngexoox daal maire ba fa jëkk itam mooy maire bu ñuy wax Abou Ndiaye jamonoy communauté rurale dafa am ku ci nekkoon ku ñuy wax Mbaye Ndiaye Ali mu nga fa woon doonoon président communauté rurale bi Ngexoox Mbaye Ndiaye Ali ne ku ko tudd Ngappuru la dëkk ba nu jógee ci Mbaye Ndiaye Ali yaakaar naa ne sunu baay Abdou Dieye lan fa teg en 96 ci la doon commune mu doon dëkk boo xam ne itam politiciens yi nga xam ne ñoo ne ci Sénégal boo fàttali ko Ibou Kébé fàttali ko ñoom Demba Diop fàttali ko ñoom Ousmane Diagne fàttali ko ñoom François Bob fàttali ko ñoom Doudou Diouf fàttali ko ñoom André Sonko fàttali ko Léopold Sédar Senghor itam foofu seen place waxtaanu kaay la woon ca dëkk bu ñuy Ngexoox ñun ba ñu nekk xale sunu bàyyi daan fa teeruñ kilifa yooyu ba ci Jean Collin loolu yàgg na du tey jamono nii yii nag ñu nekk dafa nekk dëkk boo xam ne dëkku dalal gan la ndaxte ñëpp ngi wuti ci Ngexoox pour dëkk fa ndax mu ngi nekk à 5 kilomètres wala 10 kilomètres ci aéroport bi nga xamante ne mooy aéroport bi nga xam ne mooy aéroport de Diass ñu jege aussi port bi nga xamante ne muy portu Ndayane nga xam ne moo war a gën a rëy ci port yi foofu day 10 minutes lay doon ak portu Ndayane mu jege station balnéaire bu Saly ak station balnéaire bu nu war a defaat fii ci Mbodiène kon dëkk boobu tey ci li nga wax autoroute à péage ba nag jaar fa jib jaar ca biir nag ca biir dëkk ba la jaar mu doon dëkk boo xam ne kon booy wut ci wàllu dëkkuwaay neex naa dëkk suñu benn góor ne woon na Ngexoox day neex naa dëkk neex naa dee ndax nit ñi de boo amee li nga xam ne mooy bànneex ñu bokk ak yow soo amee li nga xam ne naqar la ñu bokk ak yow kon daal mën nga ne Malick Ngexoox dëkku teraanga la fas yéene naa nag toog déglu la ñu waxtaan ci li nga bëgg ñu waxtaan ci mais nga may ma rek ma nuyu ki nga xam ne ñooy sunu kilifa diina yi ba nu nuyoo sunu kilifa diina yi nuyu imam ratib bu département de Mbour yëpp nuyu sunu imam ratib di Mouhamadou Sarr nuyu ñu fa toogal waa kër sëñ Touba ñu dem ci ma sëñ Modou Lo sëñ Alsane Mbaye dem ci sëñ Cheikh Tidiane Seck boo limee da nga dul matal mais xam naa ne daal ñu ngi nuyu département de Mbour ñëpp ku fay nekk kilifa diine ak abbi bi nga xam ne mooy sama xarit di abbi Olympe nekk ca Kamba Ngexoox ñu ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu itam ki nga xam ne mooy monsieur Omar Youm mooy coordonnateur APR parti bi ma bokk ca Ngexoox ca Mbour ca département de Mbour kon kooku danañ ko nuyu di ko jox wàccuwaayam kilifa yooyu tey ñooy suñuy kilifa aada kilifa cosaan yëpp nuyu nañ leen ñu fas yéene nag Malick dugg ci waxtaan wi fas yéene nekk na sa disposition loo ma laaj bu soobee yàlla ma tontu la ca la ma xam incha allahu rabbi Alaaji Malick di la nuyu itam di ñaan yàlla sa télévision bii muy télévision mu am solo ci réew mi nga xam ne ay kilifa ko ba may ñëw rek am na ku ma naan télévision bii day télévision bu ma neex la ndax ña fa nekk danoo dal danoo am xam-xam macha allah danoo teey te vraiment ñu ngi liggéey réew mi liggéey boo xam ne réew mi yëpp bëgg na ci. jërëjëf Pape Malick nag ba may ñëw. damaa dal si sama benn kër grand frère. ba nga ma woowee dama ne émission bi du ma ko yóbbu fenn sama grand boobu laa koy sagale muy grand boo xam ne ci Kamba Ngexoox dafaa def ay teraanga yoo xam ne itam Ngexoox yëpp ràññee na ko Sénégal yëpp ràññee nañ ko réew mi yëpp ràññee nañ ko muy sunu mag Pape Ba ak njabootam ci laa ñëw dal ci saalam ci nga may interview ni en direct kon grand boobu yal na ko yàlla dooleel yal na ko yàlla may kattan
yal na ko yàlla may wér yal na yàlla defal ko jàmm ak njabootam yàlla yokk ko lool ndax tiitaru campement Ngexoox la ak ñeneen ñu mel ñoom campement Ngexoox ñu ngi leen di nuyu di leen ziar loolu laa waxoon ci wàllu nuyoo maa ngi nag di lay déglu El Hadj Malick Thiandoum. macha allah introduction bi am na solo monsieur le maire le député maire Pape Songo Diouf ñuy nuyu également monsieur Ba ak njabootam alors monsieur le maire balaa ñuy ñëw sax ci plan de riposte général bi li gën a jàmp nekk lu nga xam ne tey mooy actualité mooy ubbite école wala boog dellusiwaat élèves yi war a def classe d'examen ci école yi Ngexoox ñaata école moo fa nekk moo xam public la wala privé ak i tamit yan matuwaay ngeen jël pour que ubbite gi suba nekk lu mucc ayib. ba li nga xam ne mooy protocole sanitaire bi ministère bi santaane ngeen mën ko respecter ci diwaanu Ngexoox. waaw xam nga alhamdulilah ñun jël nañu les devants à Ngexoox lu tax mën a jël nañu devants yi à Ngexoox mooy président de la république keroog ba mu waxee ne la de bëgg na école yi ubbi ñu koy rafetlu di ko delloo njukkal moom président de la république ci décision bu am solo boobu mu jël ndax moment bii ñu toll. jël décision yi mel noonu ci réew mi lu diis la ndax président dafa am yërmande ci askanam président bëggul année blanche bëgg na ñëpp jàng bëgg na xam-xam tasaaroo ci réew mi bëgg na xam-xam yokku itam te mënoo ko am lu ci njàng ba président defee déclaration bi ñun ñi nga xamante ne nii ñooy communes yi man de ba ma toogee sama commune ma waxtaan ak sous-préfet Ibrahima Ndiaye ma ne ko ndigal jóg na. ndax président nee na école yi dana ubbi te président mënul lépp nag ñun ñi nga xam ne ñoo yore maire yi nag comme président mënul lépp ñun fas yéene nañu ko accompagner gunge leen mu ne ma noo ko bëggee ma ne ko d'abord nañ woo service d'hygiène jox leen ni moyens ñu pompe dëkk bi yàlla defal na Ngexoox sens boo xam ne sens bu rëy la ay partenaires yoo xam ne partenaires yu am fulla yu dëkk ci dëkk ba muy ay sunu mbokk libaane ba nu déggee xeex bi ma waxtee ak ñoom dan ma ne monsieur le maire loo soobu ñu nga ca loo nekk ñu nga fa nga may ma tudd seen tur muy ku mel ni Assane Farez ku mel ni Abdallah Sad directeur général bu PAPEX ku mel ni Ousseynou Saleh ki nga xam ne moo nekk ci Magilène Abdallah Sad nee ma loo soxla ci masque dinaa la ko jox Assane Farez nee ma loo soxla ci masque dinaa la ko jox Abdallah Sad nee ma loo soxla ci li nga xam ne gel la dinaa la ko jox loo soxla siwo dinaa la ko jox loo soxla ba matériel bi bari lool ñu doon ko distribuer barkaati démb defe naa ajjuma ñu nekk ci fukki école primaire ma ne leen lycée bi CM bi conseil départemental la mais ñun si suñu bopp dañ leen jox man leen privé yi dañuy fay ko xaalis d'accord mais privé yi mat nañu fukki privé ak lu topp nañ leen jox ñooñu ñëpp tey ku ci nekk jox nañ la masque jox nañ la siwo jox nañ la gel jox nañ la jumtuwaay dem nañu service d'hygiène désinfecté na classe yëpp amul benn classe bu nu désinfecté wul ba nga xamante ne nii sunu waa nga xam ne mooy employé feeraay yi dugg na ci classe yi raxas ko ba mu set wicc bu subaa incha allahu rabbi lii day ku ñëw télévision Ngexoox di nga gis ne Ngexoox pare nañu danañ ubbi suba te loolu yëpp tey def nañ ko keroog bu inspecteur bi ñëwee inspecteur bu IA bu Thiès ñëwee seede na loolu IF bu Mbour seede na ko préfet Ibrahima Ndiaye seede na ko kon lii wane na ne alors ñun Ngexoox pare nañu ñooñu nag ñoom ku nu seede am naa yaakaar ne ñooñu ñooy kilifa ci wàllu njàngale mi kii toogal fa président de la République muy kan muy préfet dem nañu xool noonu yëpp te lii ma la wax nii yëpp li nga mën a teg baaraam la image yaa ngi fi film yaa ngi fi ba ñuy désinfecté yaa ngi fi loolu moom taxawaay boobu taxaw nañ ci li nga xamante ne nii moo jëm pour ubbite école bi suba te incha allah ndam donc lañ ciy am département de Mbour incha allah problème nag mënatul ñàkk nag. ci déplacement est-ce que masque yi disponible na monsieur le maire est-ce que masque yi disponible na ci école yi aussi barabu raxasukaay yeeg yu ni mel ndax lépp yemb na bu dee yemb na yi tamit ñaata masque par élève wala par maître ngeen di def ñaata école moo fa ne. waaw ba nu calculer dama la ne am nañu fukki école primaire am nañu tam lu war a loog fukki privé ak lu topp am nañu tam lycée ak CM am nañu enseignement moyen pratique wala boog formation professionnelle yooyu ay école yoo xam ne jox nañ leen matériel élève bu ne xayma nañu war na mën am ñetti masque te ndimbalu état bi duggugul élève bu ne dana la jox ñetti masque danoo bañ loolu ba ñëw masque yi
defe naa image yi dafa naa sa comment dirais sa technicien yi buñ ko amoon am naa yaakaar wane ko dana am solo ndax image la yoo xam ne wër na Sénégal si ñetti fan yi si ñeenti fan yi élève bu ne ñetti masque lañ ko xayma jàngalekat bu ne am ñetti masque te du ñu yem foofu comme 2 mois la ñu jëm fii ak fi nga xamante ne nii moom la ñu jëm Abdoulaye Sarr mi nga xam ne mooy président directeur général bu PAPEX nee na ma masque moom bu ci sax xalaat dinaa ci indi lu doy bu dee gel yi naa ci indi lu doy lii avant première dong la lan def ba xale yi ku nekk am ñetti masque jàngalekat yi ku ne jox la ñetti masque ba nga xamante ne alhamdulilahi rabil alamina fu mu ne nii ñoom la ñu jëkk indi dem na ci 8000 masques ba 10 000 masques loolu yëpp nag joxe nañ ko te incha allahu rabbi ñoom danañ dolliwaat pour joxe ku mel ni Assane Fares Ousseynou Saleh woo na ma nee na ma suba na nga ñëw jël si masque pour que ma mën koo joxe ci waa école Ngexo yi parce que Ngexo daf ma ñor mënuma am Ngexo kër ba pare di seetaan population Ngexo di souffrir. alors ci wàllu coronavirus bi monsieur le maire. des na ba tey des na ci masque yi ba tey ma ñëw. waaw. am na koo xam ne dama ko mën a fàtte ci wàllu masque yi ki nga xam ne mooy Kumba Thiandoum. Thiandoum Ngoné yaay gan di professeur ci université. di ma ne professeur la ci université moom itam ci xeex bi indi na masque jox ñu ko pour ñu jox ko école yi ak ñi nga xam ne ñooy julli juma pour que ñu jàppale leen ci mbir moomu kon loolu tey masque alhamdulilah ci Ngexo moom tumuranke wu fa te du fa tumuranke incha allahu alaaji Malick Thiandoum loolu moo tax Kumba Thiandoum moomu ma tudd turam parce que dafa indi teraanga kon laaj na ñu xam ne Kumba Thiandoum ñëw na fa def na fa teraanga te loolu yëpp lu mu def pour lan la pour rek dimbale son excellence le président la son excellence Macky Sall kon nag Malick maa ngi déglu beneen laaj bi nga doon laaj léegi ci wàllu coronavirus bi. jërëjëf monsieur le maire kooku moom du ma bett ci ku sant Thiandoum Ngoné yaay ngaan Samba ak Ndeye Gane day am jom alors ñu ñëw ci li nga xam ni également mooy plan de riposte général bi Covid bi duggee ak léegi le 2 mars yan action ngeen def concrètement pour jàppale waa Ngexo ci aaru ci ànd xeex coronavirus. jërëjëf Malick loolu am na solo ndax keroog ba nga xamante ne ni état d'urgence bi dugg na wala avant état d'urgence bi fekk na ñuy sensibiliser population bi di leen sensibiliser pour ñu toog ci kër yi di leen sensibiliser bu gan duggee ci dëkk bi ñu signaler ko loolu dafa amoon solo loolu fekk na président avant ñu koy jël mesures yi wala ministre de l'Intérieur di ko jël ñun fekk na ñu nekk ci terrain boobu ndax dafa am ay association yu am solo lu mel ni ay Elite Vision yu mel ni tey ay association macha allah yu bu xale Ngexo yi am fulla yi ñi nga xam ne ku mel ni Dame Ngom ñoom Alla Diop yor ay association yoo xam ne danoo ñëw pour ñu ne dimbale Ngexo ak booy ay xale yu nekk Croix-Rouge ñoom ñoo jëkk sensibilisation bi pour waxtaan ak askan wi ñun ba nu paree ma ne léegi comme xale yi danoo exposé wu muy xale taalibe yi ma woo bureau municipal bi ma ne leen xale yi kat danoo exposé wu te buñ leen teree yelwaani nag am naa yaakaar ne ñoom danañ taxawal ci mbedd mi nu ñuy def man leen nañ leen génni 5 millions jënd ko ay dundu jënd ko ay ceeb ak ay dëwlin ñu jox ko ki nga xam ne mooy sëriñu daara yi kon loolu mënuñu koo bañ a wax Mali nga baal ma dafa am ku am solo ku ma fàtte muy directeur u direct news ñu koy wax Pape Diogay Faye Pape Diogay Faye andil na ma 5000 masques mu ne ma boo bëggee ma dolli Pape Diogay Faye partenaire bu am solo la sama doomu bàjjan la sama doomu nijaay la kon man maay doomu bàjjanam mooy directeur u ki nga xam fi nga xamante ne mooy direct news nga xam ko muy seen xarit moom borom ku dëkk Ngexo la bëgg Ngexo ñu ngi koy remercier ba ñu joxee 5 millions yi ñu jënd ko vivre jënd ko dund ñu jox ko sëriñ daara yi keroog defe naa ne yooyu yëpp télévision yeeg àddina bi yëpp gis na ko ba nu paree ca loola la ñu defaat mooy ñu jëndaat ay masque jox ko ñi nga xam ne ñooy waa dëkk bi tailleur Ngexo ñaw ko ñu distribuer ko ci biir Ngexo ba nu paree ma jël sama salaire assemblée 1,3 million ma ne gaaru ceer yi liggéey tunu Jakarta maan yi nga xam ne dañ leen di tere ñuy jël nit ñi tey clandestin yi ñoo koy def di jële ay nit feneen ak feneen wala boo dégg bëgg a dem Thiès ku leen fay 10 000 francs yóbbu leen ma woo leen ma ne leen dama bëgg ngeen bàyyi transport clandestin bi ngeen di def ma jël sama salaire gaaru ceer bi ma jox leen 300 000
Jakarta man yi ma woo leen jox leen 300000 garage Ngeko ma woo leen garage Kalando Ngeko ma woo leen jox leen 300000 ma jox ñi nga xam ne ñooy photographe yi nga xam ne photographe yi événement bu amee ñu photo bu événement bu amul duñu photo te événement amatul ma yëkkati 200000 ma jox ko ñi nga xamante ni mooy photographe yi loolu nag bu amee lu koy waral mooy xeex le président dimbale ko accompagner ko wan ko ne xeex bi doo ci wéet ndax sa coordinateur Omar Youm a ngi fi di la gunge sa député yi nga xam ne ñoom nga def département de Mbour ku mel ni man ku mel ni Sira Ndiaye ku mel ni Yacine Ndaw ñu ngi si sa ginnaaw di la gunge moo tax ma jël salaire boobu ma distribuer ko population bi nga xam ne mooy population Ngeko beneen bi ci ëpp solo benn ambulance bu bees poul ki nga xam ne mooy Ousseynou Saleh nee ma ambulance bi dama la koy jox à ta disposition pour xeex coronavirus bi corona bii nag feebar bu garaaw la ennemi invisible dama ne boo koy xeex da ngay am say pexe yi nag paasiwul toog ci kër yi génne matériel jox sa askan accompagner sa askan te di leen moytuloo te suivre nag consignes yi nga xam ne ministère de la santé dana ko joxe ministère de la santé nag boo ko tuddee di nga tudd Diouf Sarr di ko masuwu coono gi nga xam ne am na ko moom Baye Malick loolu mënul ñàkk ndax Diouf Sarr ak équipe am ñu ngi def liggéey bu am solo di nuyu waale sama xarit docteur Xames mi nga xam ne mooy directrice de la santé kon loolu Alaaji Malick ca Kamba Ngeko xale yi góor mag jigéen sëriñ daara jàngalekat ñëpp ànd nañu pour xeex virus bi nga xam ne mooy coronavirus bi. est-ce que am ngeen benn cas foofu ci Ngeko situation bi foofu nan la fa demee. waaw Ngeko amul cas mais dëkk yi ko jege am na cas kon mel ni Ngeko moo ko am. alhamdulilah ndax bu bopp ngeen alors amee cas monsieur le maire ñu ñëw ci point bu am solo parce que temps bi daf ñu xaw a xoj ñu ñëw ci point bu am solo muy distribution maanaam ndimbal gi président joxe yow wax nga ko léegi laata président di wax ni day joxe sax yow jël nga ba jël ab dund jox ko sëriñu daara yi ak daara yi nekk ca Ngeko fi mu toll ni distribution kit alimentaire yi ci la ñu toll fan ngeen toll ci liggéey bi ak ñan ñoo ko yelloo ndax identifier ngeen leen ak i tamit mairie bi lan moo ci participation. waaw li nga xamante ne nii mooy alhamdulilah rabil alamin mooy ñi nga xam ne ñoo bokk ñoo doon feeku bourse familiale ñu bokk ci RNU bi am naa yaakaar ne ñooñu tey ñoo ko yeyoo lu nu wax parce que ba nu effet li nga xam mooy recensement bi doon def li ñuy wax commission départementale man ca laa bokk. ñu def li ngay wax commission yi nga xamante ne mooy commission communale man maa ko jiite ànd seex samay chef de quartier ak samay chef de village ànd ceeg itam ay bonne volonté ak ay xale yoo xamante ne mooy ñi nga ma wax ni ñu war association yi ñooñu tey dama leen wax dama leen recenser ndax da nga daan dugg benn kër Alaaji Malick nga fekk ñett ñu fa am bourse familiale nee naa leen ñetti ñu am bourse familiale te bokkuñu njël wala nga dugg ci benn njël benn kër nga fekk fa ñetti ñëpp am bourse familiale nee naa leen loolu fu nu fekk ku mel noonu nanu xool beneen famille bu amul ñu dugal ko fa benn ñaareel ba koo xam ne joxoon nañ la defoon nañu erreur ba jox la bourse familiale nga ciy fayeeku te yow nga am doom juy liggéey wala yow nga man sa bopp kooku nañ ko éliminer jox ko amul dara loolu wax naa ko ñi nga xamante ne ñi nga xam ne ñooy commission bi koo xamante ne aussi yàlla def na nga man sa bopp te nga xamante ne nii yow mii tey yow ku la xool xam ne yow mën nga sa bopp dëkk bi xam ne mën nga sa bopp kooku boo bokkoon ci RNU bi itam ñun dañ lay dindi changer la keneen def fa keneen parce que lu tax mooy li ko tax a jóg mooy ñu néew doole yi nag dëkk ba loon dëkk chef de quartier xam nañ leen bàjjanu gox yi xam nañ leen ñi nga xamante ne nii ñooy relais yi xam nañ leen ñi nga xamante ne aussi ñooy jeunesse bi nga xam ne ñooy ànd ak ñun liggéey xam nañu ñi nga xam ne ñooy néew doole yi ba loolu ba tey ñun liggéey nañ ci liggéey bu set à Ngeko liggéey boo xamante ne am naa yaakaar bu ñu ko présenté kenn du mer ñëpp nag mënuñoo bokk am ndax boo xoolee tey dëkk bu toll ni Ngeko la ca am bariwul mais nag noonu la mbiru yàlla tëddee ñëpp mënuñoo boole am mais daal sant nañu yàlla ba danañ ko séddale boo xam ne ñi koy jot ñooy néew ju doole ña koy jot ku leen woo wala xool leen xam ne yeyoo nañ ko ci loolu la ñu taxaw te alhamdulilah yëf yaa ngi wàcc tey jii rek
ñu ngi wàcce dawlin ji ceeb bi am naa yaakaar fii ak suba dana ñëw ñu ngi wàcce bagage yi parce que am président xam naa système bi mu jëloon mooy ñi nga xam ne ñoo dëkk àll bi balaa taw ñu dugal ceeb bi ñu dugg foofu d'abord moo gënoon ñun ñu jege Dakar ñu mën a xaar ba nga xam ne àll bi ak booru Kolda jàpp Casamance jàpp Sédhiou Matam jàpp àll yooyu yëpp nga xam ne bu tawee oto neex a dem ñooñu am naa yaakaar ne sax ñu jëkk leen a jox mujj si ñun ñi nga xam ne ñoo jege Dakar jege département de Mbour pour lan pour ñi nga xam pour bu ko defee. waaw yéen mairie bi lan ngeen ci def Pape monsieur le maire yéen mairie bi lan ngeen ci def parce que li état bi joxe du mat mais yéen mairie bi seen participation nan lay demee. waaw pour le moment nii comme bureau municipal bi war na daje te bu nu dajee danañu xool nu nu war a mën a débloquer comme nu nu débloquer woon 5 millions dimbale ko askan wi te ñun toujours nag Malick ñun ñu ngi ci askan wi lu tax toujours ñu ngi ci askan wi mooy askan bi chaque jour bu nu xëyee ñu ngi dugg si ñoom di leen laaj ci seen i bëgg-bëgg di leen laaj aussi fu nu toll fu lañ toll ci ceeb beeg dawlin bi te incha allahu rabbi am naa yaakaar ne duñ ci weet moom askanu Ngexoox bu ñëpp mënul am itam danañ mën a def noo xamante ne incha allahu rabbi ñëw du joole danañ am incha allah ñu nu fàtte itam danañ xool aussi nun leen war a mën a accompagner ba li nga xamante ne parce que comme ni ma wax naa la ko ne sànq ne le président 60 milliards jàpp 60 quelques milliards nga génn ko dimbale sa askan loolu c'est une première en Afrique ndax loolu tey xoolal dëkk Afrique yu nu wër gisuma ñu def am ndimbal googu te dëkk bu néew doole noonu nekk kon président bu defee effort boobu génne milliards yooyu ñun ñi nga xamante ni ñooy collectivités locales yi ñun ñoo ci war a taxaw gunge ko bu defee fukk ñu jël suñu dërëm wala suñu ñaar dërëm dolli ko ci loolu. jërëjëf monsieur le maire ñu bàyyi la rek nga tàggoo lan mooy mandargay doomu Ngexoox. mandarga boo dem mandarga doomu Ngexoox mooy lan par exemple foo si loo si maanaam tey boo doon présenté doomu Ngexoox nga xam qualité bu nekk ci doomu Ngexoox nan nga koy mandargaale. waaw bala maa dugg ci loolu dinaa wax dafa am benn association mu ñuy wax ay imaamu Ngexoox ñoo daje ñuy wax innamal mu'minuna ixwa innamal mu'minuna ixwa woowu danoo daje indi seen dimbal lu am solo ci mairie bi parce que Ngexoox loolu alhamdulilah rabbil alamina sëriñu Ngexoox bu ñu yëkkati alal ju toll noonu ñu ne mairie lañ ko dimbalee loolu am naa yaakaar ne tey lu am solo la Alaaji Malick beneen bi mooy mandarga doomu Ngexoox mooy xale yi Ngexoox nangu doonoo liggéey nangu doonoo daan seen doole xale yi Ngexoox nangu doonoo jàng mag yi Ngexoox bëgg nañu seen dëkk bëgg nañu seen réew jigéenu Ngexoox nangu doonoo liggéey parce que yéen xam ngeen ne Ngexoox xam ngeen ko ci jaay sexew jaay mango daan seen doole dëkk bi daal li ma la mën a wax daal nangoo liggéey jaamu yàlla bëggante soppante ànd nekk benn dimbalante wóolante loolu moo am Ngexoox su politique jotee itam ku nekk wuti ci jàmm bu nu paree ku nekk itam xam ne gëm yàlla ñëw félicité sa morom ànd liggéey loolu moo tax Ngexoox am solo mun naa la jox rek benn exemple maire bi nga xam ne mooy maire sortant bi di suma frère di suma Abu Ndiaye kooku mën nga ne tey ci sama conseil numéro 1 yi ci la bokk loolu tey xam nga ne kon noonoo amu fa yàlla def na yàlla miy fal moo fal ma nekk ci bopp dëkk bi mais tam ça ne veut pas dire que maa gën ci dëkk bi dama gëm ne rek ay yàlla boobu nga xamante ne ni mooy xul allahu malikul mulki tuutil mulki man tasha boobu dama koo gëm xam ne yàlla mooy fal ba ma yàlla falee itam ñoom ñëpp ñu ànd ci ñu ànd liggéey nga may ma nag benn politicien bu amoon solo bu ñuy wax Adama Yum ma nekkoon nag moom foofu doon jonganteeg moom ma yàlla jël ko yóbbu ko ndeysaan ci yóbbin boo xamante ne xale la woon jeune la woon kooku Malick bokkoon ci Ngexoox ci wàllu politique ñoo doon jongante moo daan wut may wut yàlla def ba nu xamante ne nii yàlla may na ma ndam mu félicité ma nee ma dinaa la gunge ci liggéey bi ànd ceeg yow yàlla moom bakkanam yàlla na ko yàlla yërëm kooku tey su ma waxee ba pare ci émission bi te tudduma ko dina doy waar ma del si waat rek di nuyu di félicité ki nga xamante ne nii mooy famille Ibrahima Sakho sunu député aussi président assemblée Youssou Diagne nga xamante ne moom itam mu ngi jàpp ci xeex bi ci gox-goxaan yi moom président Youssou Diagne danañ ko beral nuyoo kon département de Mbour Malick Thiandoum ñi nga xamante ne mooy préfet ba monsieur le maire temps bi jeex na ay ca mu daaneelal ñu daal di tàggatoo waaw préfet baak sous préfet Ibrahima Ndiaye dégg nga ñi nga xamante ne Malick Ngexoox xam nga ne Ngexoox sa Ngexoox la yow
xam nga mbëru làmb yi say gars yi lañu say xarit lañu ñoo ñu ngi jàpp ci xeex bi ñi nga xam ne ñooy wàllu sport bi ñu ngi jàpp ci xeex bi tey nag du wax réalisation mais ñëpp ñu dimbali Ngexo gis nañ leen xaju fi ñu tudd leen mais Malick émission bi am na solo te heure boo ma soxla dinaa fi ñëwaat gën la leeralal ci mbir yi di la sant di la gërëm di delluwaat di sant aussi monsieur Ba ak famille am ñi nga xamante ne ñoo ma dalal fii tey di leen sant encore di leen gërëm di gërëm waa Ngexo département de Mbour yëpp nag parce que xale yi département de Mbour keroog Malick dan ma ne yaa ngi wax ci li nga xamante ne nii mooy Ngexo rek yow te département bi moo la fal moo tax tey dama ne département bi yëpp laay waxal tey département bi ba ci jas 16 communes yëpp tey ñoom laa fi représenté ak Sénégal yëpp di nuyu nag sama tailleur bi ma ñawal ñaw bi ñu koy wax Seck tailleur ñu ngi koy sant di ko gërëm Malick maa ngi lay sant di la gërëm loolu mënul ñàkk nag ci mbir mi yëfu mbër yi nag ayca merci beaucoup Pape Sogo Diouf di maire Ngexo lii lañ leen indiloon tey ci ànd xeex coronavirus ñuy gërëm dami yu ci côté technique bi ak Ablaye Ndiaye réalisation Mamadou Diouf doomu xinin Baara ci wàllu caméra bi ak Naar mi nga xam ni moom moo dem fële ca kër Pape Diouf wala kër monsieur Ba ñu ngi koy sant di ko gërëm ak Ablaye Ndiaye chauffeur jaageen jëf ba suba ak jàmm ci beneen numéro ànd xeex coronavirus sur ITV.